ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نوير ci salaire gi yow yaa nu nandal ci wala dunyaati shukran 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 wala dunyaati. La région de Kaolack couvre une superficie de 4927 km². Elle est localisée dans la zone écogéographique du bassin arachidier et est limitée au nord et à l'ouest par la région de Fatick, à l'est par la région de Kaffrine et au sud par la République de Gambie. Historiquement, la ville de Kaolack trouve son berceau dans la zone d'emprise du royaume du Saloum. La ville, quant à elle, est une création coloniale qui a trouvé sur place le village de Ndangan, qui reste aujourd'hui un vieux quartier de la ville. La ville de Kaolack a accueilli des personnalités remarquables au Sénégal, en premier les figures religieuses comme Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass, qui fut très remarqué dans la Tijania au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, Cheikh Abdoulaye Niass, le feu imam Hassan Cissé, parmi d'autres. Cheikh Ibrahima Niass est le fondateur de la cité Medina Baye, qui constitue aujourd'hui un grand centre culturel et religieux où affluent des milliers de disciples chaque année. On peut également citer d'autres autorités administratives de la ville, telles que le maire historique Valdiodio Ndiaye, une panoplie d'hommes politiques, Feu Sidi Lamine Niass, l'ancien directeur du groupe Walfadjri, l'actuel maire Mariama Sarr, parmi tant d'autres. Sur le plan économique, Kaolack a été et est encore un centre important de production et de transit de l'arachide du fait de sa position géographique par les îles et delta du Saloum. Elle constitue une zone de rétention du sel, favorisant ainsi une forte exploitation du sel. Le dernier recensement de 2013 fait état de près d'1 million d'habitants pour toute la région. Et Kaolack reste à la fois un centre religieux et socio-économique important du fait de sa position géographique stratégique. Assalamu alaikum. Al Khalifa Ousseynou ñu ngi lay ziar. Macha Allah ñoo ngi ñëw fi tey Kaolack. ñoo ngi la gis ndeysaan yaa ngi toog nii ak sa tenue sportif yaa ngi ne war a recevoir Mawla Seydi Mouhamed El Cheikh maanaam ñu bëggoon tey nga ñëw fi nga xamante ne jaar nga ko ci côté lumière jaar bi nga xamante dem nga tey ba découvrir Mawla Seydi Mouhamed El Cheikh kon naka nga découvrir Mawla Seydi Mouhamed El Cheikh ci côté baatin ci côté lumière bi. wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Cheikh Al Hadj Malick dëgg la ñu ngi lay ziara. di la nuyu di la ndokkale laaj bi nga laaj am na solo lool kan mooy jëmm ji tax man ci sama âge man ci fi ma jaar ci baatin ci li ma ci xam ak li ma ci dund ak ñi ma rencontre yi ma def yëpp ak bërëb yi ma def ay xalwa yu bari ba noppi ma ñëw di topp jëmm ji di Seydi Mouhamed El Cheikh Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh mooy néew na dama lay wax ne la néew na koo xamante ne fii ci ñi ñuy wax ci sëriñ ci wàllu ñoo xamante ne boo tolloon naa ak ñoom jamono te duggantewuma ak ñoom ñenn ñi jotuma leen seeti parce que dama leen a analyser rek jàll mais ñenn ñi ma xawoon sib sonn ñëpp dem naa ba ci ñoom ma seet leen seetantal leen waaye li ma doon wut dëgg te xiif ko bëgg ku ma ko jox dëgg ma naan ma doon ko wër ci ki nga xamante ne mooy ñëw ci dernier missionnaire bii ñëw jamono ki ma ko prouver ki ma ko won ba tax moom mu tey ma jóg topp ko
amatuma cofeelu doom amatuma cofeelu jabar amatuma cofeelu ndey du cofeelu baay lépp ma teg ko ci gannaaw moom rek laay wut cofeelam parce que am cofeelam mooy am cofeelu Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif am cofeelu Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mooy am cofeelu yonent bi booba mooy am cofeelu yonent suñu borom subhanahu wa taala parce que moom mii mooy imaamul mahdiyul muntazar te du fleur bu ma koy jeté parce que bu boobaa maa ngi lor sama bopp mais daf ko prouver ba lu ma doon yaakaar naan au moins kii war na maa jox 90% déedéet daf may jox 20% daf ma ñëw jox ma plus que 100% plus que 100% bi ma jox la woon mooy lan mooy doo bërëb yi ma duggul xalwa te dugguma woon xalwa pour xaalis man bu doon xaalis ay yeneen a ngi fi ay xuraafaat ay lu dul jeex yoo xamante ne da nga koy def léegi bis bu nekk nga génne sa xaalis loola neex am say 4-4 say lu ne loolu maa ngi ak moom te ku ko weddi ñëwal seet ci ma jox la ci boo xamante ne doo ko liggéey 7 jours loo bëgg ci xaalis di nga ko am loolu taxu ma woon di dugg xalwa li ma doon wut mooy borom jamono te borom jamono yi dama ca insister mooy ki mujj mooy kan al imaamul mahdi al muntazar kooku laa doon wut. la preuve man dem naa ba def sama istixaara boo xamante ne istixaara 12 jours la ma def ko ci sama dund man ci sama li ma xam ci sama xam-xam yépp ba mu leer ma ne man dootuma dundati lu war a mat 7 ans te lekk naa 2 ans yi mu des sama 5 ans te ci biir at ma mujj mi ca début ba ca laay génn àdduna loolu man def naa ko sama réglé ba mu noppi première année bi ma ñëwee ci Seydi Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh la woo kenn ci xalifa mi waxuma moom de ak ñenn ci ñi yoroon dossier yi ñu yóbbu ko nammaat sama at yii ba ma nekkaat gone gu ndaw maay bañ wax maay bañ cat maay bañ coow waaye mun naa def li gone yi def billahi alladi laa ilaha illa hu lii may wax ak yow jantu tey bii laa la wax bu dul dëgg bu ëllëgee boo ma interviewé xamal ne dëgg la te loolu dossier boobu defu ko moom ay xalifaam la ko dénk ramsu shahada bu saf jëmm ji yéen laa wax jëmm ji dama ko soxla ba ak temps sangam soxlawuma lii def leen li ma bëgg ci moom romb leen fa dem yoonam dinaa leen bala ngeen a jàllale lii mun naa leen jox ñaari photo benn photo tey wala photo l'année passée ak photo avant may ñëw ci Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh ngeen xool ko ngeen comparé ko te man aw ma docteur de waral Kaolack gi ba mu daj aw ma fi docteur lii ma leen di wax ci sama istixaara laa ko defee woon yooyu te yooyu ay détails la yooyu ay xalifaam sax dañ koy chargé nit ñu defal ko tegal boobu fee mais li mu prouvé te ñëpp gis ko mu nekk ci internet bi nekk fépp moom kay da nga naan lii bu ma ko nangoo duma arrangé wala kii mooy kan ban kër la bokk waaye moom li mu def dafa ne fàng kenn du ko jeex du Mali du Bandiagara du Dege Mbere du Afrique bii fu ma fi warul foo xamante ne defuma fa lu mu néew 14 jours yi xalwa amul te benn dëkk dinaa fa dem jël ci raison yu bari def ko fa dellu si ba ci Sénégal gii léegi mënutoo am ma dugal la xalwa su ma ko defee rek dama nekk ci sama salaatu fatiha donc jeex na jaamu sama borom wala ma saxoo jërëjëf yaa Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh xalwa suba ba ngoon ñaari fan wala ñetti fan ñeenti fan jërëjëf Mawlaay Seydi Mouhamed Cheikh parce que mooy jërëjëf Seexu Tijaan jërëjëf Seexu Tijaan mooy jërëjëf yonent bi mooy jërëjëf suñu borom. macha allah alxalifa jërëjëf si kaddu yu tedd yi nga xamante ni aussi yëkkati nga ko mu nekk vraiment histoire bu émouvante ak jaar-jaar bu yéeme si côté leer si côté baatin
pour nga dem découvrir borom jamono instant bi nag xam naa ne yaa ngi si organisation bi ak ku la gis ndeysaan ak sa tenue bi nga xamante ni vraiment toogoo benn yoon ñu bàyyi la rek nga dem si organisation bi nga dem aussi pour recevoir le missionnaire de axiru zaman de Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. waa dëgg la parce que ñu ngi ko war a jëli. tabaarkallaahu mu mel ne aussi lii mooy sunu dund buñ ci nekkee subaak ngoon ñu ngi ci liggéeyi mission Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. sang bi jóge na albast wàcceel nu ilmul laduni xam-xam bi ci gën mooy ilmul yaqin gëm-gëm bi ci mat mooy xaqul yaqin kon faw ñu ànd ak borom leeru ilmul yaqin di almahdi ñu teewlu ko si wala dunyaati ñu teewlu ko si wala dunyaati ñu teewlu ko si wala dunyaati ñu déglu ko si wala dunyaati mu nandal ilmul laduni si géeju leeru wala dunyaati géeju leer gi mën a nandal ruux yi yëg leen ko mooy wala dunyaati yow sang bi ñu teewlu ko si la
Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi, Imam Mahdi. Assalamualaikum sunu mbokk jullit yi sunu mbokk téléspectateurs yi tey Wala Dunya yi dafa ñëwoon fii ci Kaolack fekk si fii sang bi Seydou Mouhamed El Cheikh mu ñëwoon fii dans le cadre des tournées nationales Khalifa Góor Ousseynou Ndiaye daal di koy dalal ñun dañoo seetlu sang bi depuis sa anniversaire ba léegi dafa danse ndax néew nañu gis en l'espace de 2 mois boroom xam-xam dañu wax ni nit yàlla bu indi plusieurs thématiques aussi variées et aussi différentes sunu téléspectateurs yi ñu xool daan ko gis à travers leur écran ne wax nga ci secret d'Allah wax nga ci yonent yàlla Souleymane alayhi salaam yonent yàlla Ibrahima et les enfants du paradis ñëw ak nga ñoom ci histoire Zul Qarnayni
Sayyidatuna Mariama ñëw nga ci Xaadir Zulkifli di wàcc nga xam ne si moom si diggante moo nekkoon si jamono yant yàlla Noé nga indi beaucoup de révélations ñëw nga ak ñun si ruux ak safara ñëw nga ak ñun si yant yàlla Saalih si ñëw nga si prophétie wilaya ñëw nga ak ñun si Ajaratul Aswad destination finale ñëw nga ak ñun si yant yàlla Moussa ñëw nga ak ñun sur xare Badar ak les événements invisibles nga xam ne si moo fa xew ñëw nga ak ñun ci secret arraché ak course yu voilà mais liste bi jeexagul nag ñëw nga ak ñun si siège u Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam ñëw nga ci siège u Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñëw nga ci Seydina Alioune ak mission Imam al Mahdi ñëw nga ak ñun si différence lan mooy compagnon ak disciple ñëw nga ak ñun sur l'ange de la mort wax ñu secret yi nekk ci buy jël ruux doomu aadama yi ñëw nga ak ñun sur xadaratul juma gis nga bi ñu demoon tey sang bi dañoo gis ni 21 la yi nga xam ne suñu moom la ñu tënk ni depuis anniversaire ba léegi yaa ngi koy waxtaan donc indi nga beaucoup de révélations ci cadre yu bari léegi ñoom benn jàngat dafa mel ne sa mission révélation daf ci am une grande part du xam-xamu livresque ndax yëpp boo gëstu woon livre yi nekk àdduna bi yëpp duñ ko ci gis donc révélation la waaw ñu bëggoon sang bi nga wax ni sa mission lépp dafa tegu ci cadre révélation la bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa nasiri alhaq bilhaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdaarihi alazim tabarakallahu maa ngi nuyu équipe wala duniyaati yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp dañu leen di seetaan ak ñi nga xam ne ñëpp tabarakallahu ànd ngeen ak ñoom ci liggéey bi di leen remercier ci ñëw bi ngeen ñëw ci tournée nationale Kaolack bi ak question yi nga xam ni it jot ngeen ñu ko laaj ak remarque yi ngeen jot a def remarque yi ngeen jot a def dégg naa li ngeen lim yëpp depuis anniversaire bi 10 avril ba tey ji nga xam ni ñi ngi samedi le 15 juin 2019 li nga xam ni jot nañu ko ci jàlle ci xam-xam donte liste bi yaatu na dafa am bu ngeen tudd te mu dàqal ma ci liste bi te mooy da ngeen ni waxtaan naa ci mission Imam al Mahdi mission Imam al Mahdi li ma ci waxtaan lenn rek moo ma ci gën a neex te damay bëgg àdduna yëpp doon sama témoin Sénégal même doon sama témoin parce que bare na zaman bii ñëpp ñu ngeen dégg ci internet bi ñii ni Seydi Mouhamed El Cheikh mooy Imam al Mahdi ñii ni non warul mën a doon moom may joxe benn éclaircissement dama wax ni ñi wax ñëpp ni man maay Imam al Mahdi bis bu ñu gisul yenent yàlla Insa ibnu Maryam laa wax wàcc Damas ñëw julli sama gannaaw bu leen neexee nañ ma weddi bu ñu gisee loolu nañ ko nangu waxuma juddu ruuxaani yu de dama ni ñi wax ñëpp teg ni ñoom dañu gëm ni man maa yore mission Imam al Mahdi dama leen di jox rendez-vous ni leen nañu toog ba gis yenent yàlla Insa alayhi salaam wàcc ca Damas Isa ibnu Maryam ñëw julli sama gannaaw bu boobaa ñoom ñëpp nañu gëm su loolu amul nañu weddi mission Imam al Mahdi du naxaate Insa ibnu Maryam day wàcc Damas laa wax ñëw ba ci ginnaaw Imam al Mahdi ni ko hadis bi waxi julli ci gannaawam waxtu julli suba waaw jox naa ñëpp rendez-vous nañ xaar lool waaw ñun duñu wax mukk ci basé wu ci roxaani yu bii wala jàll na wala lee dama ni Imam al Mahdi ak Insa dañuy ànd Isa ibnu Maryam fii ci àdduna ñoom ñaar di doxal mission bi ba Imam al Mahdi jóge fi Insa toogaat fi yeneen 2 ans soogay dem Insa dina fi nekk 9 ans moom mu nekk fi 7 ans après la descente du prophète Insa nañu xaar loolu man li ma gëm mooy xàqul yaqin nañu xaar loolu nañu xaar it ba mu jóge Màkka 2019 nañu xaar loolu man li du ma joxe mukk lu passé wala woo benn conseiller naan ko wutal ma benn dossier pour buy prouver mission déedéet sama mission man maa koy prouver sama bopp lu ma war a dox maa koy dox lu ma war a wax maa koy wax lu war a xew maa koy yëgle balaa buy xew bu ñu weranteeti ci Imam al Mahdi Insa ibnu Maryam day wàcc julli ci gannaawam nañu xaar loolu ñi yàlla dimbali ñëpp attan nañ ko fekke ndax yàggatul waaw na ñëpp xaar loolu loolu nga tudd yëpp ci remarque yi baax na ay révélation la mais bii nga tudd il fallait ma répondre ci côté boobu ndax dafay lu am solo ndax réew mii di Sénégal kenn du fi naxaate adduna kenn du fi nax kenn lépp ci xaqul yaqin lay doxe waaw loolu daal laa bëggoon indi ci sa remarque la nga wax yëpp rëy na waaye man côté bii daal moom laa bëggoon a souligner macha allah waaw comme dañu nekk ci cadre mission universelle dañoo jël ay mbokk talibé yu nekk diaspora
ñoom bi nga defee révélation yëpp kenn ku nekk amoon na question bu la bëggoon posé suñu téléspectateur daan gis seen image ak seen nom pronom yu défilé ci écran bi comme bu newee ci Maroc gis nañu soxna Aïda Keita yóbbante nañu question nee na chaque fois daf lay dégg ngay wax maa ngi leen di jox rendez-vous 2022 patience ba 2022 mu doon laajte lan moo nar a xew 2022 pourquoi pas 2018 2019 2020 mais pourquoi 2022 lan moo fa nar a xew man li ma wax yëpp dafa neex a vérifier même si internet ndax mi ngi ci 2022 ci atu jullit l'an 1443 man si lay am 40 ans di ñeen fukki at suñu toppoon at bii nga xam ne ñun moom la ñu miin ci 10 avril yi dañ naan kon le 10 avril 2023 laa war a am 40 ans mais atu jullit la yàlla di jàpp moom la yonent bi di doxal ci dans 2022 ca laa war a am 40 ans mission bi début mi yëpp ci 40 ans la waaye dama waxoon ca Dakar mu leer naa ñu mi ngi ci internet dama ni luy xew 2022 ci 2019 dafay leer loolu laa waxoon 2019 maa ngi jëm màkk dama ni luy xew 2022 waxuma kenn négal rek ba boobu dama ni day leer même ci 2019 loolu laa wax waaw kon lu fay xew lu nekk xaqiiqa baag leer gaag lan cay jàngat baatin ba lépp lenn lu ca nekk danañu gis melokaanu loolu ca 2019 te defe naa ñiy analyser année bi di 2019 commencé nañ ca gis lu bare waaw kon bu dee moom réponse am loolu laa koy tontu comme réponse moom pareegu am na une deuxième question nee na dégg na say talibé di wax la révolution des lumières waaw te bari na lu ñu dégg ngay wax lumière mu ne révolution des lumières mooy lan ak itamit lumière boobu nga wax est-ce que lu bees la si tarixa tijaan wala dafa am spécificité bi nga xam ni moom la sa mission àndal ba ñuy wax révolution des lumières loolu fu ma koy delloo mooy moom dina ma déglu dama koy delloo moom question boobu ni ma ko koy delloowee mooy amul une semaine moom mi laaj question bi amul une semaine woo na ma ni ma dafa doon julli salaatu tasbih dimanche mu sujjóot bëgg yëkkati boppam ñu téye fa boppam sayyidatuna Maryam yaayu Isa ibnu Maryam ni cëpp ci kanamam ni ko Seydi Mouhamed El Cheikh lu mu la wax dana ko def waaw moom moo tax ma delloo ko loolu mi ngi may dégg waaw ku bëgg gëstu loolu woo ko moom dana la ko wax moo ma ko wax de il y a une semaine lii ci salaatu tasbih nee na sayyidatuna Maryam a téye boppam mu sëgg mënul siggi mu siggi xool ko mu ni ko Seydi Mouhamed El Cheikh lu mu la wax dana ko def wax ko lu bari ci mission bi loo xam duñ ko détaillé fii waaw kon defe naa ni moom buy posé day posé noonu waaye ñun ñi ñu nekkal ñëpp li ma wax ba léegi ki la mënul wan yonent bi mënul la wan Cheikh wutil wasila bu la ko wan waaw léegi dañuy dem ba Belgique su fekk foofu ku ñuy wax Pape Sène suñu téléspectateurs yi ñu ànd daanu gis image am ci écran bi moom daf ne peut-on considérer le monde shahada monde ghaib monde raïs est-ce que tous les autres mondes comme des mondes parallèles est-ce que monde yooyu ngay jàngale est-ce que ay monde parallèle la wala déet xam nga moom ça dépend na muy déggee monde parallèle ndax ñun boo demee ci ghaib ñun dañu jël monde shahada tënk ko ci benn organisation jël monde ghaib tënk ko ci beneen organisation jël baatinul baatini tënk ko ci beneen organisation jël baatin tënk ko ci beneen organisation jël zahir tënk ko ci beneen organisation boo demee ca alxaysiya dem ca albast yeneen réalité xaqiqa la yoo xam ni nit mën na miin xaqiqatu muhammadiya te du ko visiter ndax ay espace la yoo xam ni dañ ko restreindre du ku nekk moo fu mën a am accès gis nga àdduna li mu ëmb ci wàllu mystère dafa bare xam nga defoon naa fi waxtaan tuddee ko à la découverte des 7 terres il y a 2 ans ba léegi mi ngi ci internet bi ma tuddoon ca benn doj jabal xaaf waxoon ko am ñu ni noo warul mën a nekk yàggul am na kilifa gu def waxtaan ci koor gii wax leen jabal xaaf ak na fa nitu yàlla yi demee waaw kon man lu ma wax am na ñu koy prouver ñu nekk ci monde shahada waaw problème bi nag mooy dafa am ñoo xam ni ñoom dañu am accès foofu ak ñi nga xam ne amuñu accès foofu waaye mënuñu ko tuddee ñun rek monde parallèle ci ñoom ni ñuy jàppee monde parallèle ndax ñun lu ci nekk manuel ba ca ghaib daf ko régir ñu tërale ko nii yii am seen wàll am seen organisation am ñu fa mën a dem yii am beneen wàll am beneen organisation am ñeneen ñu fa mën a dem kon nag tant que waa ghaib ñoom nañu ko jàppe te man personnellement noonu laa ko jàppe mënuma tëb rek ni leen monde parallèle la parce que ñoom nii la ndax moom xaw ma moom lan mooy définition am ci monde parallèle waaw te nit kenn du ko atte ci philosophie am da ngay wax sa philosophie yow te bàyyi ko ak philosophie am moo tax dama koy delloo moom question bi waaw
bon dañuy dal ci Sénégal. Maodo Malick. bu daayet Imam Wul Fils. nee na yaa ngi waajal pèlerinage. ci année 2019 bi. mu ne ban conseil ak recommandation daal ngay jox ki nga xam ne si war na def 5e pilier de l'islam. recommandation yi ci ñaari côté yi la. benn bi mooy ki nga xam ni mi ngi dem màkk aji na fexe ba kóllëre ga mu seq ak boromam mu motal ko ba noppi balaa muy dem na fexe ba kóllëre ga mu seq ak moromu jullitam mu motal ko ba noppi balaa muy dem na fexe ba la koy yóbbu màkk nekk jaamu yàlla te bañ doon puukare kooku moom recommandation boobu laa koy jox. recommandation bi may jox ñeneen ñi nga xam ni demuñu mooy samay mbir ku ne na xippi bëtam tey xool waaw. ku yore wér du tarixa tijaaniya soo mënul wax sama mbir lu baax maandul ndax mbir maa ngay gën a leer te yàggatul waaw kon ku toog di seetaan ak di déglu moom loolu laa koy wax su mënee mu maandu su mënul mu noppi ca te jël kurusam waaye képp koo xam ni dugg nga ca wax ca loo ca warul woon wax ëllëg da nga delluwaat ca kala ka waxoon wala yow ngeen nekk fa di poñante ak di xuloo ndax mbir yi dafay leer naññi na jantu njolloo waaw mbir yi benn nit du jóge fee di ko dëggal wala di wax noonu la nit ñi soog a cay àdd mbir yi boroom ma nga xamee ni moo di yàlla te jël mission bi di mission boppam na mu daan joxe yonent yi mission jël wali yi jox leen ni mission kenn ku nekk am luy sa mission universelle bi nga xam ni ñëpp xam nañ ni mooy mission buy dab àdduna boroom boobu di yàlla mën ñëpp mën a fépp te amul kenn koo xam ni mënal na yàlla lenn yàlla moomu mooy doxalal mbir ma boppam ba mu leer naññ mu tekk ca loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi tekk ci loxo Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani Chérif ñu ànd ñoom ñaar ommatu yëpp di joxe directive yi mission yi di dox kon ku toog di xaar màkk la ma lay digal mooy soo mënee jàng sa salaatul fatiha jàngal soo mënul loolu bul dugg mukk ci débat boo xam ne ëllëg daf lay jural yeddaan waaw. macha allah xam naa ni yaa ngi waajal programme. suñ dañuy question rek dafa am ku ne dafa seetlu ba wax daal doo téye këyit doo def discours da ngay ñëw noonu rek waaw loolu mu jaaxal ñu ndax fan nga tippee sang bi. xam nga kuy téye këyit ku nekk da ngay dem ci roq ñu bindal la. wala nga am ci koo basé wu xam-xamam doy la ci téere yi nga téye këyit man benn xam-xamama doy. man duma woon dara waaw le passé laay wax de man duma woon dara waaw ndax am na ñoo xam dañuy wax non da nga war a wax rek man duma dara déedéet man duma tuutil mukk Mawlaa Cheikh Ahmed Tijani waaw Cheikh du jël mukk leeru salaatul fatih jox ma si ma toog naan la duma dara duma ko wax damay wax duma woon dara balaa Mawlaa Cheikh di ma jox salaatul fatih ba ma ko joxee tibbal ma ca leer ya la ca jiitu xam-xam la wax naa ko léegi ca dënnu yonent bi lay balle tàbbi ci moom mu jàllale la may def mooy moom mu may wax may jottali waaw te defe naa ni nag Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ku muy wax ngay jottali miinuñu la ci tiim kayit waaw Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani ku muy wax ngay jottali duñ la miin ci tiim kayit ndax lu tax kàddoom xëjul ci kayit Baay Ñas mii ñu nekk ci dëkkam nee na xam-xam nekkul ca téere ya ma nga ca dënn góoru yàlla ya waaw góoru yàlla ya la ñuy tànk di ko naan mooy la nga xam ne ma ngi leen di dikkal ca ilmu laduni waaw ñoom ci xaqiqatu muhammadiya boobu ca la ñuy naane bu ñu naanee ca la ñuy wax kenn ku nekk nag buy wax dafa am loo xam ni dafay jottali ci moom waaw dafay jottali ci moom gis nga boo seetloo ñu bare seen xam-xam dafa am fu mu limité wu rek waaye yonent bi ci jamonoom mais Xuzayfa ibnu Yaman mais pourtant moom moo daan wax yonent bi naar feq yi Xuzayfa ibnu Yaman moo daan wax yonent bi naar feq yi dugg ci mission bi moo ko daan diw de bokkul dafa dugg nii rek diw de bokkul yonent bi am benn bis mu demandé boppam benn xalaat bu ko dikkal ni waaw nan la Xuzayfa mën toogee man yàlla dénk ma wax yu war ma wax sama entourage ak ñi ci infiltré wu ñëpp yàlla jaare ko ci moom muy ñëw moom Xuzayfa di ma wax naar feq yi yàlla répondre ko ci côté baatin waaw xamal yonent bi ni ko nubuwa moo jeex nubuwa jeex na yow yonent bi yaay le dernier des prophètes waaye wax yu jeexul ba léegi ku ma neex ma jël wax yu def ko ci yow di la renseigner waaw wax yu bu mel noonu laa def ci Xuzayfa di ko renseigner muy xool naar feq yi kenn par kenn di la wax kii bokkul nubuwa nag jeex na ndax yow yaay le dernier des prophètes waaw
kon loolu déjà analyse la boo xam ni bu pertinente la mais malheureusement la majeure partie ci ñi nga xam ni ñoom dañuy faral di wax jàng nañu lu nu gisul lu nekk ci téere rek dañuy tëb weddi ko alors que li mag ñi denc seen dënn nekkul ci téere moo ëpp lu nu bind ci téere waaw kon côté boobu ñun lañu ca mën a wax mooy lumière su xasee ba nekk ci nit yàlla da koy tijjil benn buntu boo xam ni nag ci buntu boobu moom mooy base spirituelle day am base spirituelle day am gis nga ni nga gisee tey militaire bi toog ba yàgg ni la maa ngi retourné ci dellu ci caserne bi kii ni non maa ngi dellu ca base bale noonu la base spirituelle amee ci nitu yàlla yi soo leen laajee lu ñu xamul ñu dellu seen base spirituelle bu ñu ca duggee lépp luy xam-xam boo xam ni day dellu ci xatmiya bi fa lay génne luy dellu ci katmiya bi fa lay génne ndax ka toog ca buntu base ba moom base ba mooy Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani te Cheikh amul lu mu xamul Cheikh Tijani Chérif amul lu mu xamul moo tax lu jëmmul laaj moom boo delloosee ci moom mu ñëw wax la loolu lan la soo ko waxee noonu lay nekkee dëgg noonu lay rafetee noonu la ñëpp di yëgee ni lii kat xàqul yaqin la ndax du doon xam-xam rek bu nopp di dégg ak xol mais ruux moo koy dégg te ruux nag lu mu dégg dëgg la ruux lu mu dégg dëgg la xam nga ñu bare lu tax ñuy gëm ba yàgg weddi mooy seen ruux day nangu dara ñu jël loolu ruux ba nangu dem di ko yóbbu ca xel ma commencé cay xalaat iblis ñëw dugg si jël xel ma ni ay tappale la ñu weddi mais boo doyloo woon ruux ba ruux iblis amu ci accès xulir ruuhu min amri rabbi wa ma utitum min al ilmi illa qalilan yàlla yóbbuwu fa iblis xel nag mën na yàqu moom ba contaminé xol ba xol contaminé ruux loolu mën na am mais iblis ci xel la mën a jaare pour yàq su demee ba am accès ca xol ba mu dugg ca xol ba yàq waaye nag ruux ba amu fa accès léegi nag lay yóbbu musiba boobu ca ruux ba mooy jëmmu ja moom mooy xel ma am na feebar contaminé na xol ba dem na contaminé na ruux ba moo tax nit day doyloo ruuxam ruux mooy yëg-yëg ba boo yëgee dëgg xam nga ko boo yëgee lu dul dëgg xam nga ko xam-xamu dëgg ñëpp ko xàmmee moo tax nitu yàlla yi même boo leen contré daa leen déglu xam nga lu tax boo sa nopp bañoon leen déglu sa ruux moo leen di taataan waaw ndax ñoom dañu amee ñaari communication dañuy wax ci shahada nga dégg leen su la neexee nga ni duma leen dégg ñu bàyyi ba ngay nelaw ñu ñëw ci baatin wax ak yow loolu mooy nitu yàlla du rek dafay woote ni jox leen ma micro ñu jox ko micro mu wax ak nit ñi pour ñu dégg ko ku ko bañ dégg day bàyyi ba nga tëdd ni yaa ngay nelaw mu ñëw wax ak yow soo nee non mënoo accès ci espace intermédiaire yow c'est parce que sa wilaya des na waaw loolu mooy réalité xaqiqatu ahmadiya ak xaqiqatu muhammadiya waaw jërëjëf sang bu tedd bi donc suñu mbokku téléspectateur bi wala du ñaati ma woon ak entretien avec Seydi Mouhamed El Cheikh ñu jox la kàddu. maa ngi santaat waa wala du ñaati yëpp ak équipe bi ñu àndal yëpp tabarakallahu di leen ñaanal yàlla mu taxawu leen ci zahir ak ci baatin yàlla mottali seen yéene yëpp ba message bi nga xam ni moom ngeen di véhiculer ci àdduna yëpp ba mu daj ñëpp mën ca jot te ñëpp mën ko dégg ba ñëpp xàmmee waaye ba ñëpp it ràññee waaw ba ñëpp xàmmee waaye ba ñëpp ràññee waaw parce que ni ñu koy waxee rek jamono jii nuy dund di aaxiru zaman woote bare na lool ku nekk ngay woote cër bu ne waaye cër bu ne am na borom waaw ku nekk ngay woote cër bu ne ndax aaxiru zaman la mbee cër bu ne am na borom waaye woote bu ca nekk dafay feeñ ci shahada waaw man ba ma jógee ni mission waxuma mission rek tëdd dama jóg di prouver di jàngale xam-xam yu leer nañ ñi yoo xam ni bis boo ko dindee it la ma mën a waat mooy doo am loo ca teg waaw beneen bay ñu gis ma nekk ci fii ànd ak yéen ci mbooloo yi toog ak yéen ci malaanu wasifa gàddu sama yat bi ànd ak yéen ci tournée nationale yi kon mission laa yore waaw loolu mooy prouver lépp loo woote na nga ko prouver sur le terrain ñu gis ko waaw internet day jottali wax rek waaye li ci des nit kaak fullaam nit kaak énergie am nit kaak kàttanam moo war a dox sur le terrain wane ko ndax yonent bi yëgoon na ni wooteem dana daj fépp te ma nga daan nekk ca kanamu xare ba taxaw waaw te balaa buy xare xamoon na ne xare ba di mujj yàlla xamal na ko waaye ma nga taxaw ca kanam ànd ak saxaaba yooyu nag ñoo doon ngand yi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp mission it seen barke ma nga ci waaw kon daal lu may digal ku ne mooy mission bi mi ngi nii du mission Seydi Mouhamed El Cheikh mission yàlla la yonent bi tarixa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif képp koo xam ni bëgg nga ànd ci mission bi te jël nañ la bépp buntu nga ànd ci ndax mission bi kat yomb na ànd waaw mission bi yomb na ànd mission bi du demal dajale ay millions indi du demal wutal ñu tool di ko bay
du demal wutal ñu benn mbaar ñu ci féexloo déedéet mission bi lan la nañu bokk malaanu wasifa nañu bokk malaanu xadara nañu waxtaane leeru Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani nañu dëggal kenn bi yàlla nañu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu lal malaan ba wër àdduna waaw looluy mission bi soo amee pas-pas daa ko mën soo amul volonté bu yóbboo nga dem toog te xaar ñu waaw soo amee volonté mën nga ànd ak ñun soo amul volonté toogal xaar ñu malaan ba daan ka lal ba lal ko sa buntu kër su boobaa da nga mën a génn bokk waaye dinañ ko lal ba mu wër àdduna ci barke Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani waaw jërëjëf wa bi Taaha hasbi bi Cheikh Tijaani hasbi bihi wa bi Taaha hasbi bi Cheikh Tijaani hasbi bi baarin raufin hasbi bihi wa kafaani. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit mbokki taalibe Tidiane mbokki mahlisien ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ñëwoon ci suñu tournée nationale mu doon dëkk Kaolack doon dëkk boo xam ne kenn du ko présenté ndax mooy dëkku Baye Niass tey nag ñu ñëwoon di fi dalal góor gu tedd xam naa dañ koy bàyyi rek pour mu présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe cheikh yi ñi ñu bokkal cheikh na Tidiane Chérif yëpp fa tabarakallah di leen ziyaara di am mbégte lool ci répondre question yi nga xam ne ñu ngi ñu koy laaj fa tabarakallahu ñun man maa ngi tudd imam Cheikh Ba dëkk Ross Béthio nekk imam si jumaay Sëriñ Abbas Sall bu Ross Béthio fa tabarakallahu bokk ak Seydi Khalifa Ousseynou ñu bokk wasila bokk sëriñ moom muy xalifaam fii ci Kaolack man may xalifa Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh fële ci Ross Béthio. macha allah yaa Seydi bëggoon nañoo xam ci wàllu mbokk googu pour booñ ci mënee faram fàcceel tuuti rek pour ñu mën a xam ba xam ci mbokk gi ci zaahir la waaye tamit ci mbokk gi ci wàllu lumière lan moo def ba yéen ñaar ngeen tase bokk ci jëmm ju tedd ju ñuy wax yaa Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh. waaw tabaarakallaahu xalifa Ousseynou Ndiaye yàlla daf ñu yàgg boole ndax man bi may nekk ci daara ji Serigne Cheikh Diouf ca Mbour di jàng alquran xalifa Ousseynou Ndiaye moo fa nekkoon suñu magu daara yàlla def ma taqoo ak moom mu nekk sama xarit lool moom ci boppam sax moo ma jàngal bind moo tey sama loxo jàngal ma ba ma mën bind bu rafet macha allah yàlla dogal suñu sëriñ boobu woy juróom bu góor di Serigne Makhtar Ndiaye moo ko mayoon soxna ku ñuy wax soxna Seyda Aram Ndiaye yal na leen yàlla yërëm fa tabarakallahu ñooñu man nag sama sëriñ ki ma jàngal alxuraan daf ma joxoon Serigne Makhtar Ndiaye muy papa yi Khalifa Ousseynou pour bu ñëwee Mbour di def si ay wàllu sëriñam ak yooyu ma dem fa di ko bindal ak di ko jàppale ci mbiru boppam loolu moo ma xamale ak papa yi Ousseynou yàlla dogal ma jóge ko fa laxas jóge Mbour ñëw Kaolack fekk si papa Khalifa Ousseynou Ndiaye di Serigne Makhtar Ndiaye bi ngir tarbiyu ci moom ndax tur yàlla yi ma gisoon ci moom ak wàllu yàlla bi ma gis ci moom ak leer gi ma gis ci moom loolu moo ma poussé woon ma laxas tàggu sama ay wayjur ñëw ngir tarbiyu ngir sàkk ku lu ma yeggale ci yàlla ak loo xam ne danaa ci am gindiku sama diggante ak sama borom tabaarakallah loolu moo ma indi Kaolack depuis 1983 laa fi ñëwoon ma nekk fi ak moom di ak góor gi léppam nekk ci sama loxo mu tarbiya ma ci tarbiya boo xam ne bu baatin la bu macha allah ba 1990 laa fay bàyyi ko fa tabaarakallaahu Ousseynou nag mën naa wax ci moom ndax na mu nekkee woon sama magu daara foofu noonu la nekkee sama magu daara fii tabaarakallaahu li ma xamoon ci moom yëpp mooy jàngale jaamu yàlla gëstu wàllu yàlla waaw fu nekk dugg na fa ngir xam yàlla ngir am wusulu ilallah ndax dafa am loo xam ne bu ko ruux gi maree sa ruux bu maree leeru yegg ci yàlla dootoo mën a téye sa bopp fu ne da nga fay fër-fëri di dem loolu moo waral Ousseynou fu ne dugg na fa nitu yàlla bu ne jàng jëflante na ak moom waaye bi ko yàlla dajaleeg Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh nag ci la ma woone ma Cheikh la ma doon wut gis naa ko la ma doon wut am naa ko muy Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh kooku mooy xutbu samaanu jamono bi ma ko waxee man ka man de man tamit maa ngi gëstu ndax am na ku ma yàlla di woon waaye ba léegi tegaguma ko bët fa tabaarakallaahu
comme ñun day jàngkat lañu am nañu xam-xam lu ñuy def dafa am ci dalil yi ñu koy teg ma ne ko man ba ma dalee def listixaar yàgg na depuis 87 maa ngi def listixaar am na ku ma yàlla di woon koo xam ne si baatin gis naa ko moo ma jox werd tariqa bi gis naa ko ci sëriñ Mansour si mu wax ma ni ma moom du sama sëriñ kooku mooy sama sëriñ tabaarakallah gis naa ko it ci ay anam yu bari waaye ba léegi tegaguma ko bët xamaguma kan la ci laa continuer def samay listixaar ba yàlla dogal 2018 bi ci la ma ko yàlla won bu leer nañ ci ginnaaw buñ ma wonee ni ñaar yu ma gént gis leen ñu ni ma kii mooy xalifa Mawlaay Seyd Cheikh na Tidiane Chérif ci kaw suuf kenn ki di ndaw kenn ki xaw ko féete mag mu jox ma jëmmi Mawlaay Seyd Mouhamed El Cheikh ak xaritam bi di Cheikh Basir Diouf moom la ma jox ci gént alors ma continuer waaye ba tey xàmmeewuma kii kan la daneel gént bi ma ko mujjee gént ci istixaar bu ma defoon ci sa nurihimu ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayyana annahu lxaq ma def ci ab lim laaj Mawlaay Cheikh na Tidiane Chérif ni ko kan mooy sa xalifa ci kaw suuf ndax bëgg na am kilifa bëgg na am sëriñ fa tabarakallahu yàlla won ma nag gént bu leer comme xadara bii ñuy def ni Kaolack tey ni ñu defee tànt bi ak sijaada yi ni ñu lalee sijaada yi moket yi ma ñëw gis fekk mbooloo mu bëri ñu taxaw fu ma ni leen waaw yéen lu xew fii ñu ni ma ci istixaar bi ñu ni ma Mawlaay Sayyidi Mouhamed El Cheikh la ñuy xaar mooy xutbu zaman bi ma taxaw ne tuuti lu mel ni hélicoptère naaw ba tolloog man ci côté penku ay 3 mètres ci kaw nii benn porte ubbeeku ma séen ko mu toog ci biir hélicoptère bi toog ci benn fauteuil yore benn yat bu weex nii ñu ne ma kii mooy Mawlaay Sayyidi Mouhamed El Cheikh kii mooy xalifa Cheikhuna Tidiane Chérif ci kaw suuf loolu muy dalil bu leer boo xam ne amul lu ma si warante muy guddi altine ma ne aljuma su ma jullee juma maay jiite su ma paree nu ma mën def dinaa bokk moom xadara yàlla dogal ci aljuma jooju laa dem Medina Cheikh ba ma gisee ak moom bi ma ko séenee muy ñëw ba ñu joxante loxo mu fat rappelé ma ñetti gént yu ma géntoon ñeent sax mooy ki ma joxoon werd ci 1987 appartenant jëmm jooju la ma jox ak ki ma gisoon Seydi Mansour si wax ni wax ma ni ma man du ma sa sëriñ waaye kee mooy sa sëriñ jëmm ji ma joxoñoon mu jox ma ko troisième fois bi mooy istixaar bi ma def dañ woon ma ñaar ñi taxaw yu kenn ki féete ndaw ñu ni ma kii mooy xalifa Cheikh na Tidiane Chérif mu jox ma jëmm jooju quatrième bi mu jox ma ki ma gisoon ci hélicoptère bi mu toog keroog ba ma ñu joxanteeg moom loxo bi ñu defee xadara ba pare yëg naa ci xadara boobu lu ma mësta yëg ci xadara wasifa naa ak moom wasifa boo xam ne mësuma yëg lu mel noonu ci wasifa ba ñu pare bi ñu yéegee ci salle bi ñu bokk toog te bi muy waxtaan sama appartenance dafa mel ni sama appartenance yëpp la jël maanaam sama carrière depuis 83 la commencé waxtaan ba fi ba ni ma ñëwee ci moom lépp dégg naa ci sama bopp bi ñu demee ci saalam ñu bokk toog ci la ma ni cheikh ma ne la béy ko mu ni ma tarixa bi sirru tarixa bi secret tarixa bi yëpp lépp loo ci soxla laaj ma ko ma jox la ko waaw bismillah lépp loo soxla ci tarixa bi ak secret tarixa lu mu mënti doon laaj ma ko turi yàlla lépp luy eggalan ci yàlla laaj ma ko tey ma jox la ko te booba ba léegi nag yëg naa xam naa ni may kan ndax yëg naa maa ngi yëg ci laasim loo xam daaw ma ko yëg di yëg ci xadara lu ma dul yëg ci wasifa lu ma dul yëg tey cofeel bu ma amoon ci nit yàlla yi nga xam ni ñoo bokk ci tarixa Cheikh Alhaaji Malick Cheikh Alhaaji Umar Fuuti Sëriñ Babacar Si Alhaaji Ibrahima Niass ak ñeneen cofeel bu ma amoon ci ñoom tey gën na yokk ndax moom a xamal ñooñu ñooy ñan xam naa ne tarixa Cheikh genn kër la Cheikh mooy kilifa gi njaboot gépp ci biir nañu bokk ñun ñëpp ay taalibe Cheikh lañ foo fekk wasifa demal koo gis fonk ko lii moom moo ko def ci ñun sunu làmmiñ duñ ko jëmale ci benn nitu yàlla te duñu wax ci moom lu rafet ak loo xam ne lu yéew la ak di sàkku ci moom leer incha allah rabbi loolu moom def na ko ci ñun ak gën a sawar ci jaamu yàlla zahiran wa batinan te ñu ngi yëg suñu bopp ci yàlla ñu ngi yëg suñu bopp ci yàlla yëg suñu bopp ci tarixa Cheikh na Tidiane Chérif man loolu mën naa ko seede fa tabarakallah maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziyaara wasalaamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi ñoo ko déggandoo leer mahlicien Sanos xam naa dañuy ànd ak suñu caméraman Diazaka Tijani El Cheikh ñu fas yéene waxtaan ak yeneen mbokku taalibe jërë ngeen jëf اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قال الختم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قال الختم
الخاتم لما سبق الأخلاق بلاقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والختم لما سبق الأخلاق بلاقيه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم عروش الحقائق عين المعارف الأقوى أمثالك من الفرد. اللهم صل وسلم على تلقي الأقبياء بقدر الأعظم عبادتك منك إليك أعطت النور المتلزم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عالم يا قابل يا باشر يا قافل يا رافع يا معز يا مذل يا شميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا قدير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واشو يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا معصي يا مبدع يا معيد يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور. ببركة يا مولاي شيخ سيدي سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التيجاني شريف رضي الله تعالى عنه. ببركة يا مولاي شيخ سيدي سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التيجاني شريف رضي الله تعالى عنه. ببركة يا مولاي شيخ سيدي سيدنا ومولانا شيخ أحمد بن محمد التيجاني شريف رضي الله تعالى عنه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرام المهدي والكامل دفني يلا تجي معي سجماني تاي جميل بلوغي إمام المهدي يركا دونغانيل يلا تجي معي سجماني تاي جميل بلوغي إمام المهدي يركا لخوتكو متاركم رحيب بكل مغنى مدينة شيخنا دون المحال يلا تجي ميسي جمالي جميل يلا تجي ميسي جمالي جميل بلوغي إمام المهدي يركا mu mel ni ko Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani defe woon ca door bi te muy bi muy jot tariqa tijaniya ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boobu fekk na li ñu fi tuddoon
ci wàllu tariqa li fi suufi yenn yi jotoon na liggéey ñëpp demoon nañu ba ñu ni dem mu mënatu fi liggéey lu ni mel waaye mu yëg ni la mu jot dafa am ñu ko doon xëccoo ca kaw te muy salatul fatiha mu yëgit ni dafa am ci biir tariqa bi lu mu jot loo xam ni singulier la te muy jawharatul kamal. Kaolack 2019, les prémices du Hajj de l'imam Al-Mahdi. C'est dans le quartier Léona que s'est tenue ce samedi 15 juin l'avant-dernière étape de la tournée nationale de Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh et qui marque la 2e édition pour cette ville historico-religieuse de Kaolack. Cette rencontre a surtout été marquée par la forte mobilisation des disciples venus de tout le pays et qui ont vivement accueilli Khutbul Artabul Kabir au son du zikr de Allahu Nurullahi la ilaha illallah, hymne qui a illuminé le tout Kaolack. Après la wazifa du Maghrib qui a ouvert la cérémonie, le missionnaire du Grand Pôle Caché est revenu tout au début de son discours sur Maulaya Cheikh Ahmad Tijani et la particularité de sa formation spirituelle ancrée dans l'islam, en précisant que la Salatul Fatiha et la Jawharatul Kamal ne peuvent jamais sortir de l'ordre divin, car il est mentionné dans le Coran que certes Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Al-Ahzab, verset 57. C'est ainsi qu'il rejeta beaucoup de préjugés et confirma que personne n'est plus sunnite que les soufis. Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh rappela cependant la nécessité de différencier les domaines de la charia et les domaines de la haqiqa, car certaines réalités sont ancrées dans la haqiqa et les phénomènes raïbiques, comme le retour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis l'au-delà pour octroyer le wird à Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif à l'état d'éveil. Maulaya Cheikh Ahmed Tijani a formé des élus qui ont réussi spectaculairement leur mission dans l'islam et la Tijania. Et ce fil conducteur continuera jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh met en garde les dénégateurs en ces termes. Ceux qui revendiquent le titre ou polémiquent au sujet du mardi devraient faire attention à ce qu'ils affirment. Sinon bientôt, en 2022, ils seront tous désavoués. Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh est revenu également sur les réalités mystiques Raïb Shahada et les élus d'Allah qui ont la capacité de communiquer avec les défunts de Barzakh ou l'au-delà. C'est par le nom divin Ya Faradou que le prophète Isa ibn Maryam communiquait avec les morts. Et lorsque Maulaya Cheikh Tijani est venu, il instaura pour les saints un secret de la Salatul Fatiha. Il fatihi lima ukhliqa. Cependant, précisa-t-il, ces mystiques ne racontent pas ces communications et informations de l'au-delà pour se vanter de leur dimension mystique. Ils le font plutôt pour avertir et mettre en garde les croyants qui sont encore vivants. Ils pourront ainsi fortifier leurs convictions sur les issues heureuses et s'écarteront des vices, sources de condamnation. La voix autorisée d'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi revenue sur l'éclaircissement d'une affirmation qui a créé la polémique au sujet du grade de Khutbu Zaman en précisant que seul un élu du ciel peut définir qui est un wali ou non. De ce fait, si quelqu'un revendique être un Khutbu Zaman, posez-lui une seule question. Qui est son prédécesseur Khutbu qui lui a transmis la fonction au niveau du Hajaratul Aswad et quel est son futur remplaçant destiné à la tâche après sa mort? S'il est véridique dans ce qu'il revendique, il devra pouvoir répondre à ces questions car c'est par ce processus que le grade est attribué. Au locataire de Medina Cheikh d'ajouter que si quelqu'un viendrait à revendiquer le grade de Khutbu Zaman devant moi, je lui demanderais de donner ordre au bonnet d'un tel de sauter, de même que son boubou. S'il n'en est pas capable, c'est parce qu'il ne l'est pas véridiquement, car tous les objets sont soumis aux ordres du Khutbu Zaman
et ceci n'est pas un miracle, mais plutôt une preuve. Véridique dans ce qu'il revendique, il devra pouvoir répondre à ces questions, car c'est par ce processus que le grade est attribué. Au locataire de Médina Cheikh d'ajouter que si quelqu'un viendrait à revendiquer le grade de Qutb Zaman devant moi, je lui demanderai de donner ordre au bonnet d'un tel de sauter, de même que son boubou. S'il n'en est pas capable, c'est parce qu'il ne l'est pas véridiquement, car tous les objets sont soumis aux ordres du Qutb Zaman, et ceci n'est pas un miracle, mais plutôt une preuve. La revigoration de la Haqiqatul Muhammadiyya n'a pas été en reste dans le discours, et le calife de Cheikh Tijani nous apprendra que ce sont les héritiers spirituels du prophète qui détiennent les secrets et sciences rattachés à ce domaine mystique. Imam al-Mahdi fait partie d'eux, et il conduira sa mission basée sur ces réalités jusqu'à ce que le prophète Isa ibn Maryam revienne sur terre pour prier derrière lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi annoncé clairement le cheminement de son histoire. Dans la conclusion de son discours, il réitéra le défi jadis lancé aux religieux par le Qutb Zaman, Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Ceux qui détiennent les grands boubous et longs turbans, on ne vous a pas vu dans notre réunion de la Hadaratul Ilahiyya. L'annonce du Hajj de l'imam al-Mahdi pour cette édition de 2019 termina cette rencontre, provoquant des frissons mystiques dans l'Assemblée. En dehors de la délégation physique qui l'accompagnera à la Mecque, certains feront le pèlerinage d'une façon mystique, c'est-à-dire que leurs âmes effectueront le rite sacré. À ceux-là, Maulaya Seydi Mohamed El Cheikh conseille de trouver un garant mystique pour pouvoir accomplir ce 5e pilier de l'islam. Fass Ngom, la ville historique de Seydi Haj Rawane Ngom, accueillera la dernière édition des tournées nationales de cette année 2019. شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نوير سالرغي يا نندل شي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا